ku ne xam ne ne yàlla daa bind te yemalewul am na ñu matal am ñu matlewul waaye ba mottali amee ba léegi kenn sonnatul buur kattan di produit 100% naturel sans effet secondaire ñu defare ko li nga xamante ni moo di petit cola bisaab ak jinjeer ñoo ngi jàppale leen ci seen wàllu kattan ak seen wàllu wërgu yaram bu nekk jarna fi nguur ak keng ba ci kikirikiij waaye bii mooy seen buur di buur kattan ballonnement moo ci mën constipation faiblesse sexuelle diabète sinusite éjaculation précoce di joxe appétit sexuel teg ci itam day raxas sa biir ba mu set wecc wooteel gaaw ci 77 413 59 24 77 413 59 24 xar yëpp xar lañ waaye laadum da ciy gën te bu ñu nee góor ngóoraa tax. fidèle internaute Sunugal 24 mbégte la ñuy am saa su nekk di ànd ak yéen ci suñu ay programme ñu ngi fii nag tey ci gare bu Ndakaaru li ko waral juróomi at boobaak léegi président Macky Sall taxawal fi projet TER bi ñii ne woon dina am ñii ne du am waaye alhamdulilah démb yem ak ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru décembre lañ ko mujjee inauguré ci teewaayu ay kilifa yu mag yu jógee fépp ci àdduna bi ñëw dooleel si ki nga xam ne moom moo di président Macky Sall bés bu njëkk tey ñu yombalal leen ko ci wàllum dem ak dikk li ko dooree ci biir Ndakaaru jëm ca jam ñaajo ñu daal di dugg ci biir xool passager yi ñi dem ñi dikk ak ñi bëgg a dem ci yenn condition la ñu nekk ak lañ la ñu mën a wax ci TER bi damay ànd ak libaas ñu dugg ci biir xool lan moo fi xew. maa ngi leen di fay. tur bi naka la. Baba Diop. nga ñëw fii tey pour jël TER bi foo jëm ak lan moo tax nga choisir TER bi. waaw man dama ñëwoon fii Dakar. amoon fi rendez-vous pour ñëw ci benn clinique mais du fi laay liggéey maa ngi liggéey Sénico boobu Maris côté de boobu Marisé mais pour dem jël TER bi moo gënoon a yomb ci man mais bi ma ñëwee dama jël ay renseignements ñu ne foog nga inscrire wu ba jot message pour nga mën a dem mais kon loolu coono la parce que ñun buñ naree ñëw fii di toog pour xaar ay jot message yooyu noonu. ñu dem jëli oto vraiment loolu moom. fan nga jëm. maa ngi jëm ba boobu Marisé laa jëm gaar boobu Marisé. ñaata temps nga def fii. def naa fi presque 10 minutes mais mënu ma dem ba léegi damay mujj obligé génn dem jël oto dem. procédure enregistrement bi naka lay demee. boo ñëwee dañ lay laaj sa tur ak sa sant ak sa numéro téléphone ne la demal nga toog après di nga jot message mais ba léegi maa ngi toog jotu ko message waaw loolu daal vraiment moom. bu naree kon noonu moom dañuy delluwaat dawal suñu oto. d'accord pour ticket yi ñu doon wax que dañu am 15 jours yoo nga xam ne dañ koy may sénégalais yi ñuy dem gratuitement da nga dagg ticket wala. non dagguma ticket. ñu ngi lay jaajëfal. ñu ngi lay merci beaucoup ñu ngi lay fay. tur bi ndaka la. Ousmane Diaw. daa mel ni da ngay dem wala da ngaa dem ba ñëw. waa Tëngéej laa jóge ñëw fii pour j'ai bénéficié de voyage gratuit. waaw ma ñëw donc doon xool mais vraiment macha allah. da ngay delluwaat waaw moom laay waaj nii. dafa mel ni comme gratuit nga am tey moo waral va et vient bi. wax dëgg moom va-et-vient benn va-et-vient laay def rek. benn va-et-vient rek laa def vraiment pour découvrir. pour découvrir vraiment j'ai vu le confort j'ai vu la rapidité du trajet vraiment bon macha allah. kon TER bi daal macha allah. macha allah macha allah. pourvu que ça dure. yàlla sàmm. pour procédure enregistrement bi parce que am na procédure boo xam ne yaakaar naa ne foofu ngay jaar pour ñu enregistrer la nga mën a dem. ndax yomb na ci yow. waaw xañ na yomb na ci man xañ na aussi li ma jàng la. mais aussi yaakaar naa daal seen wax leer na wolof lañ ma ko expliquer mais à peu près comprendre naa ko. ticket bi ngay jël fi ngay jël ni ko mën a jëndee au guichet wala ni man guichet automatique wala guichet manuel mën nga ko jënd après nga ñëw valider ko fi nga war a jaar ba dem ci quai bi ni nga koy valider mu ubbil le passage bi nga jàll y a aucun souci. kon bokkoo ci ñi ŋàññi que projet TER bi yàq la. non le développement a un prix Lagos yére la Vax ak Brodé yére la waaw nit a ngi bàyyi Vax ak Lagos di jënd leneen di jënd Brodé di jënd ay ganeen la ak yeneen noonu la le développement a un prix. comme profito nga tey si li nga xam ne moom moo di bés bi tey gratuite la mbaa doo ko def 15 jours yëpp maanaam di va et vient rek comme am nga occasion. non loolu nag sama kattan may ma ko quoi. sama kattan yekk liggéeyu ma dara retraité la waaye sama kattan daal mooy moom vraiment mooy jàppante. lan ngay wax sénégalais yi si TER bi. sénégalais de maa ngi leen di ñaan déjà ñu damoo ko parce que lii dëgg-dëgg du fépp la am waaye comme ni ma déggoon président de la République wax aussi. def benn investissement dinaa lii laa ci def aussi jaru ko demee na sa kër rek sa kër soo ko tabaxee pare ak loo ci mën def da nga koy bànneexoo rek dañ naan paaka mbar lu mu yàgg ci wude bi yàgg ku lépp loolu ci lépp borom. à peu près moment bi ngay enregistré bi ñu lay valider sa enregistrement ba nga jël TER bi ba ñëw fii ci ñaata minutes la toll. yàggul de vraiment yàggul
vraiment yàggul xëy na nag aussi y a pas de ruche man pare man kese la woon man kese maa àndoon nii donc vraiment yàggul. noo toogee woon ci biir terre bi c'était confortable. confortable c'était climatisé. vraiment c'est bon. merci beaucoup. voilà jërëjëf. di la ñaanal kenn ak jàmm nga delluwaat Rufisque. maa ngi leen ko yéen ñaanal man tam jërëjëf merci. waaw maa ngi lay fay. tur bi naka la. Tidiane Sarr. da ngay dem. waaw damay dem ni fan ngay dem. man maa ngi jëm ñaajo. d'accord conditions yi fii naka nga ko gisee ban heure nga fi def ñaata temps nga fi def ak li nga xam ne moom moo di enregistrement bi naka nga ko jàngatee. macha allah ñëwoon naa depuis 10 heures daal fii bàyyi message léegi ñu ne ma ni après fii ak suba mën nga ko jot tey mën nga ko jot suba mais di sant président Macky Sall macha allah lii boo ko gisee xam ne sénégalais yi dañoo war a yeewaat te xam ne lii moom yombul gisoo benn réew bu ko fi am. gisoo Gambie wala Mali bu fi am terre beeg yooyu noonu kon dañuy sant président Macky Sall bu baax parce que nit moom bu la defaree tranga danga koy fay ci loo xamante ne lu rafet la macha allah lii moom wax dëgg yàlla dañ ciy sant président Macky Sall bu baax xam na ni lii moom suñu réew mi incha allah dina jëm kanam bu neexee yàlla. message bi ngay wax message yu lan la. non loolu du question loolu sax parce que message bi ñun yàkkamti wuñu dañoo ne woon dañuy ñëw xool terre bi. parce que dañ ko yàkkamti woon mu daw n'est-ce pas léegi loolu lañ doon ñaan yàlla pour mu daw quoi mais heure buñ ko jotee rek baax na mais di sant président Macky Sall bu baax ok. ndaka ngeen commencé di dundee terre bi mu daw diggante Ndakaaru ak Diamniadio ndax mi ngi commencé di leen mi dalal seen xel ci yéen ñi nga xam ne peut-être chaque jour yéen a ngi dem di ñëw. waaye di ko sant rek bu baax. parce que boo gisee terre bi waratina gis nga oto yi di am embouteillage yooyu noonu léegi buñ ko jëlee fii du ñu am quelque temps fët dañuy dem ñëwaat te du yàq suñ temps du ñu tardeel du ñu def dara incha allah. waaw 500 ba 1500 ok loolu kon dañ ciy sant président Macky Sall bu baax ok. d'accord 500 ba 1500 du ay jafe-jafe ci askan wi ci ko xam ne peut-être mënoon na am problème mu 100 francs pour jël car rapide. non du jafe-jafe parce que terre bi bokk tak oto yi daw oto yi da ngay daw heure bi nga war a def maanaam exemple boo départ 9 heures ñu ne sa patron may la ne la 10 heures na la fekk fii balaa caat nga jël terre bi moo gën a gaaw lim ciy def du dara 1500 ba 500 du dara mais boo fi jëlee koo xamante ne yàkkamtiwul moom nga jël oto yi mais koo xamante ne dafa yàkkamti dem liggéey ak yooyu mën nga jël terre bi moo gën a gaaw mu yóbbu la gratuit indiwaat la. ñu ngi lay jaajëf waaw maa lay fay soxna si. tur bi naka la. maa ngi tudd Matar Sakho. da nga ñëwoon fii tey pour jël terre bi. waaw dama ñëwoon tey pour jël terre bi pour dem Diamniadio bon waaye dama ñëw ñu ne da ngay inscrire après boo jotee message nga soog a mën a dem bon après ñu taxawaale nag di xaar message bi pour message bi ñëw ndax ñu mën a dem ndax. ñaata temps nga fi def te jotagoo message bi. waaw bi moom bu waa léegi mën na 30 minutes waaw mën na 30 minutes nee na ma nag peut-être mën nga si jot suba waaye mën nga si jot tey tamit waaye comme soxla la te demuñu fenn dañ ñëw rek pour xool visiter il faut ñu may ko temps ndax ñu mën a dem comme gratuite la. léegi boo jotut ci message bi da ngay retourner waat dellu fa nga jóge woon. waaw damay retourner waat delluwaat fu ma jógee Grand Yoff waaw ba jot message après ñu waa dem ndax ñun jaral nañu ndax ñun côté boobu lañ dëkkee waaw. condition yi ndax doon na loo xam ne lu dal xel la message booy toog di xaar tey wala suba ci koo xam ne peut-être waroon naa mën a yàkkamti pour doxi ay soxlaam. waaw non xam nga comme dafay ubbi bees man démb am na samay gaañ ñoo xam ne démb leen ñëw ñu inscrire leen mais tey dem nañu quoi. dem nañ tey léegi man tey laa ñëw peut-être suba ma dem comme dañuy ñëw pour visiter te ba pare gratuit la fi la 15 jours c'est normal mu demee comme nii waaw. looy wax sénégalais yi ci terre bi. waaw li may wax sénégalais yi mooy ñun ñi nga xam ne ñun xale yi nga xam ne dañoo nekk ci objectif di liggéey tey sama maas gi nga xam ne tey ñu ngi dëkk côté Diamniadio wala dëkk côté Diass xam nga bon li nekk na loo xam ne lu baax la si ñun ndax tey soo xoolee tey yaa ngi jël fii appartement ay 200 000 wala 150 000 te tey boo xoolee soo defee 3000 fois 30 dafay nekk 90 000 soo di nga am sa bënu 60 000 boo dugal sa poche soo fa fekkee ne sa kër nga nekk nag boo fa amee sa kër am Diamniadio kër nga defar ko ba mu baax su ko defee terre bi ngay abonné wu rek su ko defee 150 000 yi ngay fayee chaque mois location 60 000 francs nga koy am bénéfice mu ngi dugal sa poche xam nga loolu tamit njëriñ la te terre bi du jël sa temps waaw 20 minutes la wala 19 minutes nga dem ñëw loolu su boobaa embouteillage day wàññeeku ba pare location bu gars yi di xeex dina wàññeeku waaw man moom noonu laa gisee te loolu moo tax man ma sawar si bu baax a baax bëggoon ñëw essayer tey dem Diamniadio nga xam ne ëllëg lu ma war a def lu nekk rek su ma paree ma mën a dem abonné wu si terre bi di jógee Diamniadio di ñëw di liggéey fii. ñu ngi lay jaajëf. waaw jaajëfal. oui ñu ngi leen di fay
ñu ngi leen di fay jërëjëf donc lii c'est une première au Sénégal on est très content du président Macky Sall voilà donc surtout l'architecture n'a pas changé et que c'est le train qui est le développement moom si train lañ koy gisee ak si avion maanaam quand les va-et-vient sont faciles pour la population donc il y a plus rien à dire voilà donc on félicite le président Macky et on l'encourage au moins yeneen gox yi aussi war a mun a am lu mel nii voilà donc on vous remercie beaucoup aussi si seen taxawaay ak seen liggéey. Merci. Conditions yi nga xam ne moom la ñu teg passagers yi parce que gis nañ tey moo nekk bés bu njëkk bu nga xam ne passagers yi am nañ occasion dem ak dikk ci diggante Ndakaaru ak Diamniadio ndaka nga gisee loolu enregistrement bi temps bi nga fiy def ak message bi ngay jot pour soog a mën a dem. Voilà donc comme nu ma ko waxee rek c'est une première ça peut pas être facile parce que nous olof yi di wax kumpa chacun veut voyager avec le train chacun veut découvrir. Donc avec le nombre de passagers donc il faut une organisation moi je suis d'accord voilà donc du genre gettu bay rek vous m'excusez du terme ku ñëw rek romb donc dañuy won les voyageurs comment ça doit se passer voilà donc il y a par exemple là où on vend les tickets vente de tickets office donc on fait le rang pour après s'il commence quoi donc soo ñëwee jënd sa ticket dem toog mais bon suñu ñëw rek ibbi buntu bi ne leen bon train yaa ngi nii ah voilà merci voilà donc condition yi lay teg ce sera comme si tu es à l'aéroport parce que dans tous les pays du monde yoo xam ne ils ont des trafics comme par exemple les trains les TGV consorts moi j'ai voyagé c'est comme ça voilà quand on rentre dans la gare il faut d'abord payer le ticket bon ñu canaliser la fan ak fan ngay jaar ba nu ngay yéegee correctement et il faut apprendre aussi aux Sénégalais ah ce qui est vraiment xam nga luy yoon. Voilà. Donc projet TER bi validé nga ko et vous êtes 100% avec le président Macky Sall. Vraiment projet TER bi validé naa ko pourquoi parce que ça permet de désengorger Dakar voilà sama mbokk yu dëkk banlieue Rufisque Bargny donc ils peinent à venir à Dakar. Donc surtout soo waree jël toujours Ndiaga Ndiaye tracasserie si yoon bi donc les embouteillages aujourd'hui suñu yàlla may lu mel ni TER bi mel ni tramway dans d'autres pays donc sant yàlla tey soo bëggee jógee Dakar dem Diamniadio donc c'est facile maa ngi koy remercier di ko jaajëfe di ko ñaan nag mu bañ a teggi tànkam bañ a déglu doomu aadama yi. Donc il continue vraiment ce qu'il a commencé. Merci beaucoup. Merci. soxna si maa ngi lay fay. tur bi naka la. Ibrahima Mbacké. da ngeen ñëw pour découvrir wala ay passagers ngeen. dañu ñëw pour d'abord découvrir ensuite xool dem bi ban kañ lay possible. enregistré nañ ñu donc dinañ répondre message bi pour ñoom ñu confirmer ñun ñooy confirmer jour bi ñu bëgg a dem dans les 15 jours incha allah. naka ngeen gisee projet TER bi ak liggéey bi nga xam ne am na ci. waaw projet TER bi c'est une mbir mu am solo la ci réew mi ndaxte Sénégal dina def ay jéego yu mag a mag a mag a mag a mag a mag ngir dem ci kanam ndaxte déjà transport bi dinañ ko démocratiser dootuñ yamati ci yoonu tali bi kese dinañ boole yoonu tali bi ak yoonu train bi te même ku jóge dans les régions sax avantage lay doon ci ñoom ndaxte mën nga jóge région boo mën a jóge nga ñëw ba Diamniadio nga gaare nga jël TER bi nga ñëw loolu léegi lu baax la. kon vous êtes d'accord avec le projet. le projet kontaan nañ ci sant nañ ci parce que alalu réew mi lañ ci dugal. mais y a pas mal de Sénégalais yi wax que ne projet bi xaalis bi mënoon nañ ko dugal. mais loolu dépassé nañ ko xam nga nit ki moom booy waxtaan da ngay wax loo xam ne moo nekk si mooy président ak li ne sa kanam mais loolu buñ ci bëggee débat duñu avancer te réew mi buñ bëggee mu dox dañuy xool lépp loo xam ne mooy wax boo xam ne day avancer loo réew mi ñu ne ci. mais loolu noonu buñ ci nekkee laal tardement la. mais ci côté enregistrement bi nga enregistré toog di xaar message te xamoo ndax kii doxi soxlaam ay yitteem lu urgent la wala déet ci côté boobu bu fekkoon nekk am nga looy wax pour amélioration lan lay doon. loolu côté communication nañ ci gën a bàyyi xel donc c'est juste ça gën a informer chaque fois ñoom retour yi ñuy am information yu bees yi ñu am ñu gën a informer par rapport ak information bi nag dañ koy def
ci internet bi ci télé yi mais surtout dans les réseaux sociaux parce que foofu la nit ñi gën a nekk et à temps réel lañ koy jot ak rajo yi loolu lu baax na ci. en retour nag loo fait loolu lañ moo ci am solo bu fekkee information bi la mais à part ça macha allah. Cheikh bi ñu ngi lay nuyu. man lay Cheikh yaay booy. yow itam da nga ñëw pour découvrir. waaw dama ñëw découvrir parce que vraiment démb la ñu gis lancement projet bi te dañ ko rafetlu lool. moo tax bi ñuy toogee suñu bureau ba heure pause ñu ne xaaral ñu ñëw doxantu ba gaar ba xool affaire bi nu mu demee mën a xool emplacement yi xool tamit nan la nga xam ne la ñuy defee pour profiter ci gratuité bi pour mën a xool dëkk bi tamit. naka ngeen gisee terre bi dal na xel ci projet Sénégal dañuy wax départu gaynde arrivé muus est-ce que am nga yaakaar que ne lu ñu tàmbali dina àgg. macha allah man gëm naa ne li ñuy tàmbali dina yegg xam nga li tax ma gëm ko moom mooy kiñ fi am dafa am lu mu gëm moom mooy xëy na liggéey la gëm léegi nag lenn moom mooy tax mu gën a sotti moom mooy communication waxtaan ak nit ñi xamal leen ne lii ki ko fi teg du alalam ñun sunu alal la ñun ñoo ko moom bu baaxee ñu na bu bonee ñun kon nag li nga xam ne dañ cee dugal alal gu dul jeex kon yaakaar naa ñun ñoo koy sàmmal sunu bopp ñun ñoo koy fonkal sunu bopp ba nga xam ne ki nga xam ne moom moo andi lii pour jox ñu ko ñu wan ko ne ñun ñoo ko gën a bëgg waaw ndaxte moom mooy suñu njiitu réew tey mais suba mën na am keneen ka nga xam ne mooy toog fii kon nag sunu alal la dañ koy kontaanee dañ ko ciy féliciter parce que ñun ñoo ko moom. conditions yi nga xam ne ci lañ teg passager yi. waaw conditions yi teg passager yi tamit vraiment man démb bi ma toogee di seetaan télé gaaru kii bi sax laa gën a gis mooy gaaru Diamniadio bi vraiment rafet na trop parce que tey ñi nga xam ne yàgg nañ voyager bu ñu gisee joyau bu toll noonu macha allah ñun ñi nga xam ne tamit Médina lañ dëkk fii nekkoon suñu place su fowukaay parce que dañ doon doxantu ba gaar ba di fi foosi tey bu ñu gisee changement bi nga xam ne tey amaat na ci gaar gi loolu yëpp dañ koy rafetlu vraiment daal affaire bi rafetlu nañ ko trop. dispositif yi nga xam ne moom la ñuy jël parce que gis nañ Mansour Faye comme moom la ñu dénk wàllum dem ak dikk wax ne que dinañu jël lépp loo xam ne ay matukaay la ba terre bi am na ci yoo xam ne dañ ko ci moytu lu ci mel ni bagage yi ñuy dugal ak ñi nga xam ne ñoom ñoo di ñiy dem ak dikk surtout ñi nga xam ne ay tenues la ñuy sol yooyu yëpp dañ ko ciy éviter loolu tamit ndaka nga ko gisee. waaw loolu lu may rafetlu la parce que tey ñi nga xam ne tey ay tenues la ñuy sol tey da ngay dem sa place su liggéeykaay liggéey ba wàcc bëgg sol sa tenue boobu bëgg ñëw dugg ci biir nit ñi mais fi nga xam ne nga ne boo paree mën nga sangu sol sa yére ñëw ànd ak nit ñi tey dispositif yi ñu fay jël yëpp ay dispositif ya nga xam ne yu am solo lay doon comme ni ma la ko waxee sama njëlbeenu wax. waaw sunu yaay lañ mais tamit am na la nga xam ne tey ñoom ñoo mën a jàppale ci mbir bi parce que tey ñun xam nga ne dañuy rafetlu lii ñun tey dañ doon xëy Diamniadio ñun Diamniadio lañ nekkoon ci ministère tey bu ñu doon xëy problème bi yëpp lañ doon na am pour yegg tey bu ñu amee li nga xam ne tey daf ñuy dimbali ñuy mën a dem ak ñëw xam ko dañ koy sante te sunu yaay yi tamit sunu yaay lañ seen liggéey lañ yor dañ leen ñuy wax rek ñu xool nu muy gën a rafetee rek ñu def ko waaw parce que ñu ngi lay jaajëfal. jërëjëf soxna si kontaan na.